ci seen kuréel fas yéene def ak ñëpp ñuy maanaam presse njaboote. d'accord alors loolu nag daanaka bokk na sax si ponk yi nga xam ni moom moo gën a tax ñu ni dañuy amal ab toogaanu ñaxtu fépp si Sénégal ci altine bi parce que sànq ñu ngi koy aborder di wax ni sax Sénégal wàcc na si li nga xam ne moom mooy rapport yi nga xam ne classement mondial bi peut-être gën a préciser sax am na suñu naataangoo yu ñu koy wax suñu wàccee sax maanaam c'est avant les événements du mois de mars dernier donc maanaam rapport bii di ñëw su Sénégal gënee wàcc bu mu bett kenn parce que si la liberté d'expression si lañ gën a sentir li nga xam ne moom moo di menaces yi parce que wax naa ko au moins am na lenn loo xam ne rek moom mooy firndeel ni menace am na ñaari këru taskat xibaar daal nañuy dagg seeni signal benn wala ñaari këru taskat xibaar songu nañ leen am na quotidien Le Soleil taal nañ ko xam nga soo demee ba taal bërëb bi nga xam ne ay nit a fay liggéey mënoon na peut-être guddi la mënoon na fekk heure bi nga xam ne ñoom ñi ngi fa fo bi mënoon na gën a jéggi dayoo ay bakkan lañ fay jël ñaaw sax jamono ji nga xam ne Makumba mi ngi rey boppam pour jox xabaar ñi nga xam ne ñoom ñooy teewlu RFM su suuf otom boo nga xam ne moo ko ñaqal boppam kër ga muy liggéey joxu ko dañ ko lakk ba mu doon doomu taal ngay dégg ñuy def direct ngay dégg vitres yi di toj pare ñuy wër yeneen média di bundu xatal ay taskat xibaar di leen woo téléphone di leen saaga parce que léegi numéro yi dafa yomb xam nga taskat xibaar moom mooy koo xam ni numéro am ku ko laaj da lay jox parce que dafay jàpp ni xabaar nga koy jox mais malheureusement dañ leen doon woo di leen si saaga di leen di bundu xatal bu baax a baax réseaux sociaux yi également parce que tey réseaux sociaux mooy loo xam ni lu fu waay neex rek jógee yëkkati kàddoom wax lu ko neex ñu bëri dañ koy amul vérification amul dara donc nit su waxee rek masse bi dañ koy topp nekk fa si commentaire yëpp jàpp doomu aadama bi maanaam julli àddunaam gis nañ fi benn concert bu nekkoon l'Observateur mosoon na def benn article mais dañ doon wëri profilam Facebook di ko wax ay kàddu yi nga xam ne càgg yu ñagas la jigéen nga naan ko da ngay jaay sa bopp ça n'a rien à voir ci benn article bi nga xam ni lu mu wax yow jàpp nga ni li mu wax d'accord ak moom tu l'attaques partout moom su koñ bu mu dëkk doot fa mun a génnati ñu koy saaga di ko bund xatal déjà ñun ñu ngi jooy condition de travail condition yu métti yi nga xam ne moom la ñu nekkee suñu si bëgg a tegalee di ñu menacer di ñu xoqatal maanaam yow voilà di génn sa kër mais wóoroo ni di nga delluwaat ak jàmm loolu mënoo def liggéey bu normal parce que dañ ne ñun ay sentinelle lañ ci démocratie bi ñun dañ ci am part de responsabilité bu rëy rëy parce que démocratie mënuñu ko wax sans les médias tey jii suñu ñëwoon ni lundi 3 mai médias yëpp dañuy fay kenn du taal kenn du liggéey sénégalais yi dinañ xam réellement lan mooy suñu njëriñ parce que kenn ku ne da ngay toog sa kër tëdd mi ngi jóg xamoo si yenn condition la nekk kërti pour indil la bégal la weeru koor gi gis ngeen médias yëpp a ngi rayante c'est pour satisfaire seeni auditeurs seeni téléspectateurs offrir leen benn contenu maintenant ñooñu gàcce ngaaraama lañ leen war a wax maintenant responsabilité également su ñun ñëpp dañoo war a am benn part de responsabilité maanaam lépp lu ñuy joxe itam ñu daal di koy segg parce que tamit mënuñoo jàpp ne wii ay sentinelle démocratie lañ rek yor suñu micro di si détruire ay vie wu doomu aadama loolu également dañ ci war a gën a mën a bàyyi xel parce que coow li nga xam ne moom fu mujj muy mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr daanaka si lañ gën a sentir ni menace am na ndax song yi may wax yépp fa la juddoo médias yi peut-être am na ñoo xam ne am nañ ci part de responsabilité am na non mais quel que soit alpha quel que soit attitude médias yi dañoo nekk si réew mi nga xam ni réewu yoon la man nit su ma tooñee dama koy dem clamer ji mais mënuma fajal sama bopp looloo waral nag ñu sàmm ni kat lii suñ su jógul léegi mun na dem ba daal di gën a jéggi dayu parce que su demee ne man mi ngi amatuma sañ-sañu def chronique amatuma sañ-sañu def commentaire ça veut dire que ni bu dictature la ñuy dund su fekkee ni yow da ngaa nekk si pouvoir di def lu nu mel askan wi dinañ mujj fippu ji parce que dañ naan si le contrat bi nga xam ne moo ñu lié fekkee contrat de confiance boobu dafa rompre rek la résistance va devenir un droit te loolu dañ koy bañ ñu nekk si kujje gi également parce que Sénégal malheureusement dem nañ ba xaajale presse bi maanaam ñu nekk si kujje gi fekkee da ngaa nekk si kujje gi da nga jàpp ni yow yaa teewal askan wi kujje gi jamono ji dañoo jàpp ni ñoom ñoo yor kaddu askan wi te pourtant yoruñu kaddu askan wi seen kaddu ay militants peut-être la ñu yor mais malheureusement kujje gi yow yaa jàpp ni yow yaa yor kaddu askan wi pouvoir bi tamit ni finalement ñoom ñoo yor kaddu askan wi ñun ñii ñoo war a am taxawaay bi nga xam ne ñun ñoo war a dëgg ñun ñoo war a yor kaddu askan wi parce que ñun ñoo ko war a joxe maintenant joxeñ bi moom moo war a sell ñu jaare ko fi nga xam ne mooy yoon muy collecté ba fi ngay collecté jee di ko traité ba fi nga koy diffuser parce que ñetti étape yooyu la
soo ko respecté defe naa ni yii ñuy dund yëpp mun na si bañ a am. mais également waruñoo nangu lenn lu nga xam ne dama koy fàttali souvent sama gars yi ma leen koy wax mooy. xoxatal waruñ ko nangu. xoxatal warul tax ñu dellu ginnaaw warul tax ñu noppi. ci li ngay def. quel que soit alpha lu ñu mën a def suñu noppee rek mooy ñoom atteindre nañ seen objectif parce que c'est ça. parce que su fekkee dañoo xoxatal après ñu del ci ginnaaw ñemetoo wax dëgg diw moo tooñ lan mooy lu tax pourquoi médias yi amuñu sañ-sañ jox kàddu Adji Sarr mais des médias dañu leen attaqué parce que dañoo jox kàddu Adji Sarr mais Adji Sarr dafa tuumaal nit lu sénégalais yi bëgg mooy mbir mi jaar yoon mbir mi leer nañ président Ousmane Sonko nga xam ne moom présumé auteur la dañoo war a sàmm li nga xam ne moom mooy ay droit am amul kenn mënul am sañ-sañ ni Sonko mooy violé amul sañ-sañ loolu tribunal rek moo ko war a wax mais da ngay gis fii muy bosu Sonko muy yeneen ak yeneen mbir mi demagul tribunal sax ñu ni diw violé na diw alors que loolu àttekat bi képp moo ko mën a wax même docteur bi nga xam ni docteur bi day constaté ni rek ni diw yàq nañ nangam mais moom amul sañ-sañ ni wax violé nañ donc loolu également ay formation mooy tax ñu xam ko suñu formé si wàllu yoon dinañ xam fan lañ war a mën a wax viol fan lañ war a mën a wax abus sexuel parce que yooyu ay am na différence mais malheureusement ñu bëri su ñun xamuñu ko donc noonu lañ war a respecter par exemple su dossier bi tax ñuy wax Ousmane Sonko ay àqam respecter également Adji Sarr ay àqam comme ni ko sénégalais yi bëggee mooy mbir mi dem yoon mu leer nañ mais waruñ si jaaree pour nasaxal presse bu Sénégal parce que tamit malgré conditions yi ñuy wax ñu ngi góorgóorlu pour jéem a joxe une information de qualité maintenant wax naa ko yow mi nga xam ne yow yaay déglu yow mi nga xam ne yow yaay seetaan yow mi nga xam ne yow yaay liir yow yaay tànn presse bu la day nga koy teewlu te bañ di déglu ci réseaux sociaux yi parce que léegi tey jii ñëpp ay taskat xibaar lañ on est 15 millions xaw ma 16 millions mais 16 millions yëpp ay taskat xibaar lañ donc il faut que ñu gën a xoolaat suñu taxawaay moo tax nag ñu wàcc pour wax non non ci précarité bi non ci bund xatal bi non ci attaques yi non ci agression yi loolu nag du Dakar kese mais c'est à l'intérieur du pays à l'extérieur également parce que tey 1er mai Bamba Kassé ci discours am interpellé na ci le président de la République pour que mu dañ wax na it les bandits à col blanc mooy ñenn ci patron yi nga xam ni dañuy jël xaalis bi du ko dugal seeni poste bañ a fay seeni reporter loolu itam wax na ko egg na ko njiitu réew mi kon lu ñu dund yëpp moom njiitu réew mi Macky Sall xam na ko malheureusement waxoon na ni bëggul lu xonk mais nag ñun altine lu xonk la ñuy wàcc xam na ba xam après dina jël suñuy préoccupation parce que le 31 décembre nee na bëggul lu xonk mais ñun la ñuy woote mooy finalement lu xonk mooy tax mu waaw comprendre parce que lu xonk moom soit sagar lay nekk wala deret mais man sax lu xonk bi mu gisee lu xonk temps comprendre moom ba muy wax lu xonk sax mi ngi doon wax sagar moo gën lu xewoon jamono ji donc nañu wàcc bu silvissé dem place de l'ONU muy buntu makkaan ba taxaw fa demande nañ jaar nañ fu yoon wax parce que Mbacké peut-être sax c'était ça le problème mooy respecté wuñu woon délai yi maanaam 72 heures avant mais après quand on a appelé le gouverneur le préfet dafa comprendre ni leen kat mun ngeen ko def tànn leen beneen bërëb defee ko foofu donc parce que ñun duñu yàq ñun ñooy defar donc dañuy wàcc suñu tere woon c'est sûr que ni ñun ñëpp dañuy toogaat suñu kër duñu génn di dem parce que tamit ñun ñëpp foofu ñu sàmmoo ak li nga xam ne moom la yoon bi wax maintenant demandé nañ fu ñu jaar ki nga xam ne mooy préfet bi am na fu ñu jaar ak moom ci manifestation yi gis ngeen vidéo bi circulé moo ci nekk après il s'est expliqué man ak moom par exemple au téléphone expliqué na réellement ce qui s'est passé maintenant dañuy wàcc ndànk dem taxaw wax li nga xam ne moom moo ñu naqari jébbal suñu mémorandum njiitu réew Macky Sall correspondant bu ne fi nga ne ñoom dañuy def seeni doléance bind ko ci këyit su 14 régions yëpp suñu dajaloo ñu mémorandum bi ñu daal di koy jébbal njiitu réew Macky Sall ngir am ci saafara parce que lu ñu bëgg mooy presse bi nga xam ni presse boo xam ne ci jàmm la ñuy nekk lu ñu bëgg mooy reporter yi conditions yi ñuy liggéey mu doon ay conditions yu baax parce que dañoo jaar ci école ñu tàggat ñu ñun dañoo jaar say école dem ay concours dugg say école jàng ba noppi parce que xam nga problème fan la dooree Mohamed ma fàtte ko mooy ci école yi ñuy tàggatee dañuy wax ni ku bëgg a koppar bul dugg ci métier bii problème foofu la tàmbalee liggéey boo gis dafa yellool keroog damaa photo ba noppi mooy li ma doon wax sànq pa Doudou ma ne ko c'est-à-dire métier bu nekk boo ko choisir il faut nga xam li avantage yi ak li inconvénients yi nga nangu nag inconvénients yi bu la ci fekkee nga nangu ne yaa ko tànn loolu mooy préoccupation parce que keroog dama photo ma def sama tax sama airport ni précarité bi la ñuy xeex nit ñi naan ma non toi là da ngay toog parce que dundoo précaire en tout cas c'est-à-dire doo wane ni tamit ni ay walaakaana lañ su li ñuy fay suñu entreprise parce que man fi may liggéey tooguma weer ñu ni ma toog nga weer bi maanaam ay retard de toog nga weer di ko tegle pourtant léegi fi ma toog nii am na ay quotidiens yi nga xam ne yónnee nañ bëgguma ma ñu tudd
seen quotidien mais nee nañ toog nañ ay weer ngi fayuñ leen te ay entreprise yu mag lañ. waaw quotidien léegi dañ ci teg télé bëggoon naa la am ko na télé yoo xam ne tam ñu ngi toog lu ëpp ñetti weer ba ñeenti weer kenn fayuñ ay 30 mois nit ñi la doole ko fay. mais sànq li nga doon wax la nit ñi ñoo ko nangu. moom laa bëgg a wax c'est-à-dire man dama mës a toog di déglu rajo waa ji mu ne toog na 13 mois fayuñu ko maanaam bëri nañ 13 mois c'est-à-dire ma ne man ku la ameel benn fayuloo ko ameel la ñaar fayuloo ko ameel la ñett mën nga ko fay nan la lay fayee 13 est-ce que xarmat bu baax vraiment parce que 13 mois maanaam weer yi di tegloo yow doo yóbbu sa kër ça fait peut-être da ngaa jàpp si leneen en tout cas man de mun naa muñ lu ne mun naa muñ salaire bu tardé parce que conditions yi mun na manqué mun naa wur ay weer yi tegloo maanaam nga dem ba at dooma fay loolu wax dëgg yàlla du ma ko nangul kenn mais 3 moo tax freelance di ko dàq des fois sama mbokku cadreur yi bu ñu gisee ay xarmat. mais nag loolu nag mooy risque bi léegi. risque bi bu mooy mag a mag a da ngay dem ci benn kër média. am na média yu mag yi. soo fa demee ñu fa nekk ñëpp. caméraman ak ñëpp am nañ site. waaw léegi. li sa fay da lay wax mi ngi ma wax la benn affaire nga xam ko. xam nga da ngay liggéey fenn amoo contrat defal nañ la contrat. nan la patron bi mën a contrôler samedi ak dimanche. man dal na ma ci kilifa ma jóge jam ñaajo def visite. jeudi ak site bu nga xamante ne damay freelance ak moom man freelance laay liggéey yaa ngi dégg ma liggéey dem samedi mu jël ma ñu delluwaat Karim Fafal ne ma Pape Doudou arrête waay yow xam nga ni visite bi di demee toi aussi mu dégg loolu commencé tàngal ma ne ko yow da nga maa fay samedi ak dimanche da nga maa signé contrat bu ñu nit ñi dégg quoi maanaam fulla koy amal sa bopp. léegi yéen lan moo nekk par exemple yow ak cadre yi tey jii sa message wala ñaax. boo leen suñu message suñu message à l'encontre des patrons. waaw léegi suñu message benn rek la. pour le moment nii ñu ngi jëm ci 3 may wax cadreur yëpp comme ni ñu ko defee kenn ku ci nekk def nga. bu leen yóbbu trépied nag. non yóbbuwuñu trépied xeexuñu defuñu dara dañuy. waaw dañuy accompagner. mais daal na xonk daal na xonk. waaw na xonk dañuy accompagner ñëpp. je demande à tous les cadres du Sénégal comme bissap. voilà je demande li ma gis mu yor distribué ci ay t-shirt. voilà je demande à tous les cadres du Sénégal képp ku nga xamante ne yaa ngi nekk ci ANCPS na nga ñëw liggéey si bu la neexee da ngay war a ñëw liggéey boo yóbbu caméra beeg image yi dem yóbbu rédaction soo deful dara rédaction da ngay ñëwaat soxla nañu la fa. benn ñaar li may tëjee suñu confrères yi nga xamante ne dañ leen a dàqe ci Bougane. des médias du dëgg du yoon te bu ñu jógee ci 3 bi lépp dina leer. waaw mi ngi leen loolu lu ngeen ci wax. waaw non cas bi ñun yëg nañ ko parce que à travers Bamba Kassé mi ngi fekkoon Kaolack. voilà période bi ñuy woo Bamba di Kaolack boobu ñu ngi Kaolack di def formation ci code de la presse donc foofu la ñu ko yëgee ci saa si mu doon nit ñi nga xam ni nee nañ ñu bëri dañoo tardé waxtu wi nga xam ni moom la ñu waroon liggéey. gisuñu leen fa te ñu ngi woon ci suuf après ñun leen toog leen seen kër boobu ba tey ñëwaatuñ donc amul benn nit bi nga xam ni dañ koy bundu xatal ci bërëb bu muy liggéeyee ñun ñu koy nangu donc ñun képp koo xam ni rek da ngay xeex bi nga xam ni xeex bu légal loolu. non mais c'est mooy li nga wax sànq rek mooy li nga wax sànq. man benn inspecteur moo ne ma ku contrat am jeex mu teg ci benn fan maanaam mu teg ci benn fan. automatiquement dañ la war a embaucher du fekkee sa voilà loolu amul de chercher de midi à 14 heures. Mohamed su wàllu woowu loolu moom man c'est ça man loolu moom a naqari quoi en fait. loolu moom li ma gën a naqari nag. ñu def suñu communiqué quoi des gens t'appellent pour te dire non dindi leen ko des fois ñu ne la non dañu am convention ak waa ji daf may naqari. waaw su wàllu woowu Mohamed maanaam ñu ngi leen koy bëgg nañ leen ko yombalal ñoom. ak reporter yi ak képp ku nekk ci média di dund lu ñu mel. wax naa ko sànq ci ñuy kàddu aljuma bii ñu dëgmal. incha allah dañoo am ab ndaje ISEC lañ koy defee ndogu débat la maanaam 18h lañ fay démarrer seen campus 3 bi ay inspecteurs du travail lañ leen indil ñun. inspecteurs du travail ñooy toog ak waa SYNPICS pour ñu wax li ñu doon waxtaanee fii yépp pour kenn ku ne ñu jox la kàddu nga wax lan mooy sa situation ñu xool ñu koy régler beneen bi mooy ñun convention ñi ngi waaj a def benn saytu bi nga xam ni. mooy ci anonymat lay doon entreprise bu ne ñu dugal ko fa pour kenn ku ne wax reporter bu na wax lan mooy situation parce que dañoo bëgg tamit suñuy waxati ñu xam ñaata reporter ñoom ñoo am contrat ñaata ñoo amul contrat liggéey boobu ñu ngi koy def beneen bi peut-être foofu lay jeexale muy appel bi mooy ñun taskat xibaar dañu koy souvent xasee
gis nga xewu jàmbur ñun dañ koy yenn maanaam ku woote conférence de presse ñu yàq suñu essence dem couvrir la ko ñëw tegal la ko gratuitement parce que information du loo xam dañ koy fay. donc c'est gratuit mais suñu xew bopp ñun su boppam ñoo dul ñëw. conférence de presse yu ñu def yëpp ay 10 médias ngay gis. ñaata médias ñoo am fii. fekkoon dañoo am suñuy activité ñëpp ñëw du ñu am sax fu ñu ko defee. donc on en profite pour interpeller ñëpp. tout le monde ngay technicien. ngay liggéey comptable ci biir kër. parce que li ñuy waxtaan suba ba tey peut-être taskat xibaar ñoo si fës. mais ñëpp la képp kuy liggéey ci entreprise de presse daf la soxal. parce que code de la presse ñëpp la jël en compte. caméraman ba même gardien bi ci suuf si la bokk. donc ñëpp la ñuy woo ñu ñëw peut-être xam naa ni yëre yi sax du doy. mais képp kuy ñëw na nga sol lu xonk wala nga takk lu xonk nga ñëw ñu def pacifiquement manifestation wax lu ñu bëgg jébbal li nga xam ne moom la ñu bëgg jébbal ko jiitu réew Macky Sall ñun convention de bëri na lu ñuy kaas mais lu ñu si soxal dëgg mooy condition de vie yi nga xam ni et de travail yu reporter yi nekkee ak ñi nga xam ne du ñu am contrat la ñu bëgg mu dakk ñi nga xam ne dañuy am contrat duñu leen fay mu dakk surtout jërëjëf merci beaucoup super alors question bi may posé Migui damay arrière tuuti parce que sànq sa biir kàddu da ngay question laa koy posé doxalal question vite fait bu gàtt rek laa koy posé mooy que sànq say kàddu yaa ngi wax léegi ñun ñëpp ay journalistes la ñun ñëpp ci presse bi la ñu nekk maintenant est-ce que la facilité à véhiculer les messages moo indi problème yi ñu nekkee ñun ñii ñëpp. parce que information bi léegi dafa yomb ñëpp ku la neex rek da nga joxe information. mais loolu c'est une réalité moom laa la wax c'est-à-dire du ñëpp ñooy taskat xibaar kenn ku ne dafa am pàcc booy liggéey ci biir entreprise de presse. moom lañ doon waxtaanee sànq mani loolu noonu moom problème yi ñu nekkee yépp moo ñu koy indil. xàmmeetoo kan mooy taskat xibaar ak kan moo nekkul taskat xibaar. xam nga ni jaaykatu sow bële respecté naa ko lool mun na créer sitam jamono ji fii ci biir Sénégal. du joxe information mooy lan Senweb Babacar Wilane mooy liggéey ba sonn sëgg ci ab dossier am wala Mariam Biram Ba. kooku jaaykatu sow bi jël loolu noonu copier ko dugal ko ci sitam. kenn du xam fan la ko jëlee nag te du cité nag. parce que loolu aussi problème la. dañuy jël ay xibaaru jàmbur duñu sourcé xamuñu loolu risque la. parce que suba suñu la naree plainte dooni non fee laa ko jëlee parce que dugaloo ko sa article. donc ay règle la rek gis nga métier bi c'est très simple. ay règle kese la suñ ko respecté comme dawal ko oto bi accident yi day wàññeeku. merci beaucoup waxtaan bi am na solo mais waxtu wi moo ñu daal di xoj xaabaabal nañ ci tuuti sax di ci jéggalu bu baax a baax. damay bàyyi jox oustaz rek ñu daal di tàggatoo yëkki jotaay bi ba suba incha allah. waaw Mouhamed alhamdulilah rabbil alamin kontaan di jotaay bi waxtaan bi am na solo trop lépp loo xamante ne wax nañ ko tamit ay ngëneel tamit yàlla na ko yàlla nangu. waaye tamit lépp loo xamante wax nañ ko tamit ci li nga xamante ne mooy ay njumte tamit yàlla nañ ko yàlla jéggal. waaye mi ngi maram xam naa ne moom tamit sànq ba tey sama yëre bi rek la topp. daa xonk sama yëre bi rek daa tombeeg li mu bëgg xonk bi daal rek. dama ko bëggoon ab boobu ba tey maa ngi xool sama armoire lu xonk aw ma si dara. di nga ñëw de. mais dégg naa itam c'est leen lu tax peut-être comprendre leen lu ñuy dund dégg naa dañ leen di fay avant le 28 gis naa ko ci commentaire yi léegi. waaw c'est moom maanaam doo leen wàcc de. maanaam gàcce nga la. voilà wàcc leen ngeen gis. maanaam moom le 25 rek mu am nu mu mel ak gars yi dégg jàmm cadreur yaa ngi nii sa mbokk cadreur yi laaj leen. amuñu fi benn problème. non amul problème amuñu fi benn problème. non man am na ñenn ñoo xam ne sax dégg naa 30 000 lañ leen di fay. mais fii ci réew mi. ci réew mi. attends télé yu mag lañu site yu mag lañu. non mais xam naa ñu dul fay man mii xam naa ñu dul fay.